ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi suivre chaîne bi di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi tey nag vidéo bi ñuy def mënoon nañ ko sax dippee pour une mémoire tranquille maanaam sujet boo xam ni da nga koy aborder pour wàccoog sa bopp ci benn mbir boo xamante nii amaana boo ko ratee ci histoire ëllëg di nga ko layoog ay génération wala sax abonné yi lay suivre te dëgg rek ñor leen muy coow sëñ Moustapha Sy di kilifa daari Moustarchidine yàgg nañu nag interpellé ci mbir mi mais comme que dafa laal wàllum famille dañ ne tuuti nañ ci lool bay lijjanti conflit boo xamante nii amaana buñ doon remonté ci tenants ak aboutissants yi mën na jiitu ñun suñu juddu am na luñ ci xam lu bare bari mais am na yoo xam ni da nga koy bàyyi kilifa yi ko war lijjanti te mbiru mbokk mooy loo xamante nii loo ciy wax rek wala nga ko ciy def xalaatal ni ëllëg juboo mën na am te boo muyuwul la gaay naan looy wax waa koñ ba mën na la dal kon ñi nekk ci biir di xamb di taal ba yokkoo tax ñun ñu def ci vidéo bi tey pour leeral sénégalais yi nañu xalaat ni politique ak ñàkk ànd gis-gis wala forum ak yow jarul ñu utiliser ay moyens yu état di ko xeexee ba mu nar a jur fitna ci biir réew mi. balaa nag ñu yegg foofu noonu ñun suñu rôle en tant que lanceur d'alerte mooy xamal sénégalais yi ay faits yoo xamante nii moo jiitu fa ñu nar a jëm ndax dañoo nekk ci réew moo xam ni lu ne këttandi jonn la ñu xam bu mbir amee du ñu remonter dans le temps pour xam naka la ñu yegsee ci situation wu sàngam duñ ko def ndax li ñu war a xam mooy coowul sëñ Moustapha Sy ak sëñ Sidi Ahmed bu Maam Dabakh ci benn suuf ga nekk Tiwaawan taxul ñu suli néewu benn kilifa bu naan Baye Katim Touré dafa dépassé wàllum famille li mu dépassé sax wàllum famille moo tax ñun ñu wax ci sinon du ci mësaadu dañ ciy màndu mbiru garaaw nag moo ci am te ci point yooyu noonu la ñuy ñëw ak fa mu tàmbalee ak yenn manipulation yi nga xamante nii ñu ngi ko ci amal di ci utiliser ay instruments wu état di ko xeexee. balaa ñuy xuus bu baax a baax ci leeral yi dañuy replacer d'abord contexte bi ñu nar a yóbbee ci benn procès de tous les dangers jëm ci wàllum suuf diggante ñaari kilifa. Serigne Moustapha ñëpp xam nañ ko ci taxawaayam yemul ci posture chef religieux dong mais dafa bokk ci kilifa yi gëm ni ñi bàyyeeku ci këru diine yi dañoo war a impliqué wu ci langue politique bi ndax benn élite yenn xeetu doomi aadama yi ñoo fi yàgg nekk te bëgguñ leneen lu bokkul ak ñoom dugg ci anam gi ñu yoree réew mi rawatina kilifa diine yi. depuis indépendance bépp nitu diine bu essayé engagé wu ci politique fii Sénégal faagaagal nañ la li ñuy wax ni histoire la ci Serigne Cheikh lañ ko tàmbalee te ba muy dugg ci politique ñu bari comprendre duñ ko woon dañ doon wax naan Serigne du politique. mais quelques années après gannaaw ba ñu bàyyeek ñi nga xamante ni ragaluñ yàlla ay franc-maçon lañ toq imaan amuñu ko jiite suñu réew mi depuis indépendance gis nañu résultat yi bu ñu fàtte nag ni ñooñu doon jàppalu sëñ Cheikh di ko tëj di ko néewal doole parce que loolu lépp am na fi ña daan def loolu noonu jamonoy parti socialiste seeni héritier ñoo fi nekk ba tey dugg doomi daara yi ci langue politique bi ak sëriñ si arrangé wu leen te daañu leen combattre par tous les moyens lii faa mu leer ndax ñoom li ñu gëm mooy kilifa diine yi dañoo war a toog seen roq bu ñu intéressé wu ci anam gi ñu yoree réew mi seen yoon newu ci ndax dañoo am influence donc nañu toog rek yem ci yàlla nee na yonent bi nee na bu ñu amee soxla wax ko nguur gi mu fajal leen ko lii la politiciens yi mës a jàppee suñu kilifa diine yi. ñu ci mel ne nag sëñ Moustapha dañ ne ñoom dañuy créer seen parti dem yootu pouvoir ndax ci réew mi lañ bokk ñu ràññee ko itam ci kuy opposé waa nguur malgré appel yu bari yu ko Macky Sall def. puisque nag dañoo nekk ci réew moo xam ni ñu ko yor dañoo am benn philosophie benn ngëm-ngëm mooy ku àndul ak ñoom daañ la jéem a faagaakal nee naa leen sëgëm activiste yi la ñu bàyyiwul ñoo xam ne amuñu parti yoruñ mbooloo bu topp seen ginnaaw ñu ci bari ci ñoom bëgguñu sax doon président ñooñu la ñu sonal di leen teg fitna mayuñ leen jàmm ci biir réew mi masamaak benn kilifa boo xam ni dafa engagé wu ci wàllum politique créer parti am ay junni ndaw yu topp ci ginnaawam depuis lors nag am na ay xeetu provocation yoo xam ni ku dëgg rek ñor teg nga ci sa bët. ku yóbbu bàyyi yàlla moom li mu moom rek waaw lu war a dox ci des nag maa ngi leen di ñaan ñu bàyyi provocation yi maa ngi leen koy ñaan moom Macky Sall mook son ministre de l'intérieur nañu bàyyi provocation yi ba ci gàmmu ren gi. kàddu yi gàmmu 2019 la woon li ko waraloon nag mooy Aly Ngouille Ndiaye dafa yabaloon ay takk der ngir ñu arrêté cortège yu sëñ Moustapha mais souvent genre sabotage yooyu noonu liñ ci jublu mooy riposte daal di am ay jàmbaarloo juddu
ñu wut ku ñu collé motif diaboliser ko ba Sénégalais yépp jàppee ko nitu fitna yii ay pexe yu salte yu nguuru Macky Sall tàmm di def la te rafetul. déjà réussiroon nañ ko ak waa PUR ci campagne présidentielle yu 2019 yi ca Tambacounda ba am ñu ñàkk seen bakkan ñi doon topp dossier boobu noonu xam nañ ni ab militant wu Benno Bokk Yaakaar moo provoqué woon dem di xotti ay affiche PUR loo xam ne du dëgg du yoon ay coow daal ciy juddu cortège PUR perte seen sang-froid xeexoo am ba ndogal présenté wu. mais bu ñuy rapporté fait yi information bi bu ñu koy jibal du ñu wax la provoqué mbir yi loo xam ne mënoon naa ñàkk mais information bi ñuy mettre en avant mooy waa PUR rey nañ ay doomi jàmbur pour diaboliser leen. gàmmu bu 2020 bi weesu tamit ñu attaqué waat cortège u sëñ Moustapha defoon nañ ko 2019 defaat ko 2020 ba tey ci jamonoy Aly Ngouille Ndiaye après di ngeen gën a comprendre lan moo tax ñu gën a dàq Aly Ngouille Ndiaye indi Antoine Diome parce que moom Aly Ngouille dafay maslaa mën nañ ko sant benn mbir mu jéem koo def mais du ñemee dem jusqu'au bout. donc bi ñu attaqué waate cortège u sëñ Moustapha mbir yi jàllul comme niñ ko bëggee woon parce que Moustarchidine yi riposté wuñu Aly Ngouille Ndiaye tamit ñemewul dem jusqu'au bout ci lañ amal gàmmu 2020 champ de course te programme nguuru Sénégal moo newoon saboté cortège u sëñ Moustapha ba jàmmaarloo am ñu annulé gàmmu boobu noonu ñu bañ ko jëmmal. rappel yi ñuy def dafa am solo parce que mooy tax ngeen comprendre fi ñu nar a jëm. léegi nag kon ko ku lay wut benn yoon ñaari yoon ba ñetti yoon mënu la am parce que yaa ngi ànd ak dal dafay seet la gën a taq ci yow mu jéem faa jaar. ci la nag nguuru Sénégal jafandu ci benn coowul suuf boo xam ni mi ngi dox diggante sëñ Moustapha ak sëñ Sidi Ahmed Sy Dabakh bi jàpp ni suufu sëñ Moustapha boobu nga xam ni këram fa la nekk benn partie bi dafa laal moomeelu frère am bu ñu naan sëñ Maodo Sy Dabakh. ci côté sëñ Moustapha moom yor na benn titre foncier depuis 1982 ci terrain boobu noonu jur coow benn ci këram yi sax nekk Tiwaawan ci titre foncier boobu la bokk. yàlla def jamono dox benn kilifa bu ñu naan Baye Katim Touré jegewoon lool sëñ Cheikh Al Maktoum gannaaw gi mu topp ci ginnaaw sëñ Moustapha suñu borom def mu génn àdduna mais avant muy wujji suñu borom dafa ni woon nañ ko denc ci wetu njabootu sëñ Cheikh looloo waral fameem ànd ci ñu jébbal ko suñu borom ci këru sëñ Moustapha. bés biñ koy denc moo nekk nii ngeen di seen ñëpp a ko teewe woon bésu 14 mai 2021 bi ñu weesu ñu daal di koy ñaanal defal ko lépp ku ni ñibbi. quelques jours lañ ci teg coow am sëñ Sidi Ahmed Sy Dabakh ne fa ñu denc Baye Katim du yoon par la suite ak autorisation procureur ñu daal di sulu néewu Baye Katim Touré muy mbiru sulu néew bi ngeen doon dégg fan yële mais li doy waar gën a yokk tax ñun sax ñu am xel ñaar ci mbir moomu mooy dañoo xëy bés média yépp ne découverte macabre chez sëñ Moustapha Sy. découverte mooy lu kenn mësta yëg maanaam fekk nañ néew boo xam ne kenn yëgul biir kër sëñ Moustapha ñu daldi ko fay suul. sénégalais bi dégg information bii te teeyul li muy njëkk a xalaat mooy kon dañoo rey ab doomi aadama biir kër sëñ Moustapha nëbbu ko ndànk daldi koy suul te kenn xamul. te kañuy wax muy Baye Katim ñëpp a fekkee bañ koy denc ay caméra yëpp a nga fa woon avant ñu koy denc ay mbokkam xamoon nañ ni mort naturelle la suñu borom moo ñëw ndax Baye Katim mag la woon ku doon ànd ak sëñ Cheikh newutu tànk. ñun ba ñu gisee lii ci lañ ñi benn campagne de diabolisation mi ngi ci biir dossier bii mu intéressé ñu woon lool ñu tàmbali di ko topp ànd ci nag ak tey. leneen li gën a garaaw nag mooy gannaaw ba Antoine Diome yabale ay takk der ngir ñu encadré sulu néewu Baye Katim Touré nee naa leen moom mooy Sadik bi ñu remplacé ak Aly Ngouille Ndiaye bi nga xam ni moom dafay yox-yoxi ngir muy def les sales boulot. léegi ci autorisation procureur déglu leen bu baax partie bii duñu sulu néewu Baye Katim Touré yóbbu ko hôpital Dantec pour def li ñuy wooye autopsie maanaam il fallait que ñu trouver lenn lu ñu mën a fekk ci yaramu Baye Katim pour ne kii dañ koo rey bàyyi jàmbur ñu koy këll-këlee ñun lii moo ñu gën a marqué ci histoire bi. ba ñu seetaat gisuñ dara ne waaw mort naturelle la suñu borom moo ñëw lañ doon seet gisuñ ko ba noppi woo sëñ Moustapha ne ko kaay jël si néewu Baye Katim Touré delloo ko fañ ko dencoon sëriñ bi ne leen ña ko jël si woon nañ ko dellool seen bopp. ba tey jii may wax ak yéen néew waajuru jàmbur ñu ngi ko téew hôpital ku nekk na ko xool bu doonee sa baay la ci ban situation ngay nekk. kon ngeen gis ni ba tey waxaguñ lu jëm ci wàllum suuf ba ñu sulle néew Baye Katim Touré ba noppi def autopsie ngir xool ba xam dañ koo rey gisuñ dara la ñuy soog a jublu ci mbiru suuf te ñun jàpp nañ ni sax
loolu moo waroon jiitu d'abord maanaam mënu nañu régler coowlu suuf bi ba noppi ba ñu vidé dossier bi xam fi dëgg féetee procureur ak ministre de l'intérieur door a xool ba xam dañuy sulli néew bi yóbbu ko feneen wala dañ ko fay bàyyi te coow di jëpp mais dañu sulli ba noppi gendarmerie soog a mën a enquête daal di conclure ni fa ñu suuloon Baye Katim titre foncier wu sëñ Moustapha la bokk ñu daal di koy woo moom sëñ bi ne ko mu ñëw yóbbu néew ba fa mu nekkoon mu ne leen ña ko fa jëlee nañ ko fa delloo mais par la suite beneen camp bi nga xamante nii àndoon ci ne sëñ Moustapha moom suuf soosu noonu dañu opposé wu ci résultat wu enquête boobu noonu loolu moo waral procès bi war a am le 26 août bii ñu dëgmal. nee naa leen yenn détails yu famille yi duñ ci dugg mais état bu Sénégal bi jël problème bii bëgg ko def combat wu boppam lañ ne moom lan moo ci yoonam lu ko ci. lendemain Tamxarit sëñ Moustapha def na benn sortie aborder wàllum politique ne bés bu fi Macky Sall prononcé 3e mandat moom xamul lan la yeneen opposants yi di décider mais moom ak ñi mu àndal dañ ko xeex ci mbedd yi. mais discours bii moom la yenn ci ay politiciens di wax ak ay activistes maanaam 3e mandat dañ koy tere ci biir réew mi ñun ñii di wax ak yéen loolu la ñu gëm bu ko Macky Sall prononcé bés boobu lay gëj am jàmm ci biir réew mi. sëñ Moustapha yamu ci mais dafa convoqué ñi bokk ci moom Tiwaawan ba ci mag ñi nga xam ne ñoo doon wattu kaaraange sëñ Cheikh parce que tamit buñ lay fexeel da ngay jël say matukaay mu woo leen Tiwaawan ngir waxtaan. ministre de l'intérieur comme moom dañ ko fay indi ngir muy def li Aly Ngouille Ndiaye ñemewul woon daal di envoyé ay éléments yu dul jeex Tiwaawan ba da ngay yaakaar ni guerre moo fi am mooy image yi ngeen di seen. kon gis ngeen ni nguuru Macky Sall bëgguñ jàmm tas na parti politique yi jaxase na mbootaayu tàggat yaram yi lamb ji sax créé na fi ñaari camp léegi lu mustaam muy ay xuloo diggante VIP yi ak ñu ñuy wooye mbër yu ndaw yi. léegi nag mi ngi ci këru diine yi yàgg nañ leen wax ni politique am mooy diviser pour mieux régner dafay fekk benn taal mu koy xamb pour moom ay propre intérêt am kilifa yi nag ñun on est mal placé pour jox leen ay conseils. yaakaar naa ni këru diine boo jël am na ay mag yu mën a dox tànki jàmm rawatina ci mbir mi balaa làmbaay di ñaaw ne serait-ce que pour ñu noppal taalibe yi nga xamante nii tàmbali nañ dugg ci mbir yi te mën naa déborder. suñu objectif nag moo newoon leeral campagne de manipulation bi nga xamante ni ñu koy amal ba mu leer ci bopp abonné yi ñuy suivre ñoom ñi nga xam ne lépp lu mën a xew dañ naan tekk di ñu déglu ñu ne leen fee yi nii la demee après ku nekk mën nga def sa propre interprétation. kon taxaw bi tey loolu woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di rëj incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf.